asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu leen dégloo kàddu gi rek ngeen xam ni vidéo bañ leen promettroon mi ngi nii nan ngay def ba xam code wifi jàmboor nan ngay def ba connecté saa nga xam code wifi jàmboor ak yeneen astuce yu graw yi nga xam ci li nekk na ci wàllum wifi première bi nag moo nekk nan ngay def ba yow boo duggee ci benn kër nii rek nga gis ab wifi nga bëgg a connecté te yow da ngaa rusa laaj code beeg et cetera du genre yaa ma gën a xam nga bëgg a connecté ci wifi boobu te yow code bi bëggoo koo laaj te yow bëggoo kenn dugalal la ko da nga bëgg a dugalal sa bopp nan ngay def boobu tamit danañ leen ko woon ak nan ngay def ba boo amee code bi sa biir téléphone nga xam ko ak nan ngay def ba boo xamul code bi nga jaar ko beneen méthode pour nga xam ko ak nan ngay def ba connecté te kenn du la ko dugalal te doo yow doo dem ci wifi c'est-à-dire yow sa téléphone xarit ngay jël rek daal di am nooy def connecté doo dugal dara lépp dinañ leen ko wan fii lay xewee ñi di ñaan nag ngeen abonné de leen abonné ndax bu leen abonné dina tax chaîne bu bees la te amagul doole te on compte sur vous ñi ngi compter ci yéen ñi di ñaan nag ngeen abonné waaw kon nag bu ko defee dañ leen di leeral gën a leeral ci astuce bu njëkk bi moo nekk nan ngay def boo duggee ci kër yo en tout cas daal da ngay am accès ci wifi bi nga xam ci nii moom nga bëgg a connecté c'est-à-dire daal comment connecter à un wifi sans savoir le mot de passe, c'est-à-dire sans savoir le mot de passe, il suffit seulement d'accéder au modem, c'est-à-dire daal yow daal lenn kase laa la mën a wax moo nekk fexeel ba mën a am accès ci wifi bi c'est-à-dire ci modem bi c'est-à-dire yow fexeel ba da nga xam ci da nga mën a téye wifi bi nii am bouton boo bës lépp dañ leen ko expliquer fii lay xewee fii lay amee abonné ñu dem maa ngi lay xaar nga abonné abonné nga ba pare kon dañu dem comme vidéo bi dañ leen koy bàyyi ngeen seetaan ko ayco waaw comme suma gars yi boo leen yoree seen téléphone nii comme téléphone bii dafa bëgg a connecté ci wifi bi te instant bi moom amul côté wifi bi xamul côté wifi bi xamul dara comme instant bi ñun dañ leen di wan nan lay def ba connecté sans moo xam côté wifi bi c'est-à-dire moom daal li ko amal importance moo nekk moom mu connecté pour loolu mën a ne yaa ngi seen da ngay wàccee comme rideau bi ngay wàccee nii comme nii boo ko wàccee nii nga dem mooy fii comme fii wifi bi nii comme dugg nga ci wifi bi nii ba pare comme nan ngay def comme instant bii da nga ñëw ba fi ñu bind la préférence wifi fii nga daal di bës soo ko bësee fii ba pare comme da ngay ñëw ba fi ñu bind la utiliser WPS c'est-à-dire bii ngay bës bii nii moom ngay bës soo ko bësee comme lii la lay indi affaire bii di recherche après bi recherche wu nag da nga ko fay bàyyi carrément comme gis nga mi ngi nii recherche après nga yow comme mi ngi recherche wu après nga ñëw wifi baa ngi nii comme wifi baa ngi nii boo ñëwee ci wifi bi nan ngay def fii ngay bës comme gis nga ñett tomb yi ngay gis comme gis nga da nga ñëw ba fiñ la bindal yaa ngi seen comme gis nga WPS bi comme WPS bi mi ngi nii WPS moo nekk bii nii la kon da nga koy bës daal di téye comme gis ngeen bës nañ ko daal di téye comme gis nga fii boo ko bësee bu yàggee rek day daal di ñëw bu xañ seen mais da leen bëste rek léegi wifi bi connecté ci téléphone bi comme gis ngeen yaa ngi seen wifi bi day connecté automatiquement gis ngeen wifi bi dafa connecté automatiquement comme gis ngeen comme vous le voyez bouton bii rek ngeen di bës daal di téye bii ngeen di bës mooy bi nekk ci digg bi bu la indilee WLAN bii mooy WLAN tamit mën nañ cee connecté waaw lépp mën nañ cee connecté waaw suma gars yi comme ni ngeen ko gisee rek comme mi ngi noonu connecté ngeen ci fekkee da ngeen bëgg a connecté da ngeen dem mooy ci wifi bi boo leen demee ci wifi bi après yéen da ngeen di bës comme ça mooy fi ñu leen bindal WPS boobu ngeen daal di bës daal koy téye nag bu leen fàtte téye ko boo ko téye après yow nga dugg comme ça fii ngay dugg fii déet ñooy juum comme ça fii ngay dugg boo duggee fii nii
boo fi duggee na nga ñëw mooy da nga ñëw ba fii ñu bind la utiliser mooy WPS bii nga daal di bës. soo ko bësee tamit après nga bës fii daal te da ngay jékki-jékki rek gis mu daal di connecté sans nga savoir mot de passe bi sans nga savoir rien. naaw bañ leen wane nan ngay def ba connecté ci wifi sans nga savoir mot de passe bi, il suffit seulement d'accéder, c'est-à-dire avoir accès au modem. C'est-à-dire daal nan ngay def ba connecté ci wifi sans nga xam mot de passe bi, xamoo turam xamoo dara, yow dal da nga bëgg connecté ci wifi bi, moom lañ leen wan nii ba pare moo nekk vidéo bi ñu leen wan léegi nii. après nag dañuy dem ci yéen ak beneen méthode. kii dafa am code bi, c'est-à-dire dafa joxe téléphone am ñu dugalal ko code bi ba pare moom xamul code bi, mais instant bi am na code bi te code bi la bëgg a xam ci biir téléphone am nañ ci deux méthodes lañ ci am, mais dañ leen di wan benn bi nii ba pare, après beneen bi moo nekk fin vidéo bi. ñu ngi leen di ñaan rek beneen bi moo ëpp solo, ndax boobu dañ am accès pour modifier ko, di nga mën a am accès pour masquer ko, di nga mën a am accès pour def lépp li nga xam ci ni bëgg nga ko. après nag dañ leen di wan directement nan ngay def ba boo amee code bi sa téléphone ngi daal di koy génnee. bii nag amul téléphone yëpp, mais dañ leen di wan application bi nga xam ci ni moom ngeen di télécharger, après ñu wan leen nan ngay def ba def ko, mais amul téléphone yëpp. ban moo am téléphone yëpp moo nekk bi nga xam ci ni mu mujj, boobu moom di nga mën a génnee code bi te loolu ci téléphone yëpp la daal di am. xam nga ni loolu lu cool la, mais dañuy dem directement ubbi. pour loolu mën a ne da ngay ñëw ci Play Store ngay daal di dem. bu demee Play Store da nga ñëw ci barre de recherche bi, après lan ngay tàppe scanner QR code wifi, lii ngay daal di tàppe, lii nii moom ngay tàppe pour mu gën a gaaw recherche bi. tàppe nga ko ba pare, gis nga bii ci kaw dafa nekk nouvelle version, c'est-à-dire moom mujjee génn, mais man yoruma bi, mais bii tamit bu baax a baax la, bii bu baax a baax la moom bii ñooyam. ñun dañoo taayee télécharger bii ndax bii la ñu am ba pare, bii la ñu am, mais bu leen neexee ma ngeen a télécharger bii, bu neexee ma ngeen koo télécharger, mais ñun bii la ñu am, moo nekk scanner code barre QR ñooyam ba léegi, je vous le dis ñooyam. mais ñun dañuy dem après ñun bés nañ bii boo ñëwee fii nag dangeen koy télécharger ba pare, boo leen ko télécharger ba pare, après ngeen doog a am accès ci ouvrir, après ngeen daal di bës ouvrir. après gis ngeen télécharger ngeen ko ba pare, gis nga affaire bii comme affaire bii nii ngeen di gis nii mu am lu xëyu di ñëwaat ak yaa mu gën a xam, loolu am na lu muy jariñ, mais dinañ ci ñëwaat. bii da ngay connecté tamit saa nga dugal mot de passe, saa nga dugal dara keneen téléphone yi, mais on va y revenir, yéen a ma gën a xam. boo ñëwee fii ba pare nan ngeen def, dama leen di conseiller ngeen am loo leen capturer, c'est-à-dire ngeen wàccee barre de recherche ngeen wàccee barre bi, ba leen ko wàccee nan ngeen def, ngeen dem fii ngeen bës si wifi bi daal di téye, après mu yóbbu leen ci paramètre wifi bi. en tout cas boo ñëwee fii lenn laa lay conseiller pour nga chercher ko, dafa bëri façon nag nu ñu koy génnee, mais ñun bii dañuy bës paramètre rek, après yow boo bësee paramètre da ngay ñëw ba fi ñu bind la code QR, c'est-à-dire bii téléphone yu mujjee wàcc yëpp am nañ ko. comme lii moom boo xalaatee sax da nga xam ni sa téléphone war na koo am. en tout cas fexeel ba génne lii nag pour nga génne ko lu yomb la, comme liñ leen ko wanee rek, mais téléphone yi dañoo wutee, de même que ici lu ñoo wutee. après boo ñëwee fii ba pare nga da nga koy daal di capturer nga koy daal di def, capturer nga lii ba pare. après yow nan ngay def, da nga koy dagg, c'est-à-dire da nga koy couper, nga couper ko, c'est-à-dire da nga koy dagg. après ñun nañ ko dagg, comme instant bii ma nga kaa def nii rek, jëru ngay dagg yi jege yi, comme gis nga, comme vous le voyez, comme ngeen gisee rek.
oh day daw rek yéen ma gën a xam. comme ni nga gisee nii baax na après dañuy bës enregistrer pour photo bi daal dugg. kon photo bi dugg na ba pare nan la ñuy def dañuy dem mooy ci application bi nga xam ci ni moom la ñu téléchargé woon application bu ñu téléchargé woon dañuy daal di dem comme instant bi ñëw nañ ci application bi ba pare dugg nañ ci fan ngeen di ñëw da ngay ñëw ba fii mooy fii ñu defal ma la genre photo bi fii ngay daal di ñëw fii ngay daal di ñëw. boo fi ñëwee lii la lay indi lii nii la lay indi comme ni nga ko gisee nii yaay tànn bu la neex rek après nga dugg ci ñun nañu dugg ci galerie bi la ñuy daal di dugg. boo duggee ci galerie bi ba pare ñun benn photo kase moo ñu amal importance moo nekk photo bi nga xam ci ni dagg nañ ko ba pare photo bi nga xam ci ni dagg nañ ko ba pare boo ñëwee moom ngay bës boo ñëwee bu duggee ci photo bi nga xam ci ni dagg nañ ko ba pare moom ngay daal di bës comme suma gars yi ba nga bësee da laa indi lii automatiquement des fois nag day xaw a am ay petits soucis des fois da ngay xaw a bës muy xaw a yeex a ñëw nii mais bul décroiser day ñëw force ndax lii astuce bu fiable la c'est-à-dire c'est justifié daal ci gàttal moo gën a gaaw lii boo ñëwee comme fii gis nga fii ñu bindal la nom de réseau c'est-à-dire moo nekk trou wifi bi mi ngi nekk sama famille comme fii nga gis ñu bindal la mot de passe gis nga ñu bindal la Touba 2004 mais Touba 2004 bi def leen ci attention ndax boo ñëw nga bind Touba 2004 normalement du jàll dafa am ay détails mais amul solo bu la neexee tamit mën nañ ci ñëw nan ngay def ba def code boo xam ci ni même nit ki sax mën ko wax code bi mais bu ko dugalee du jàll su fekkee neex na leen dis-le moi dans les commentaires on va y répondre mais ça ce n'est pas le but mais instant bii ñëw nga fi ba pare gis nga mot de passe bi gis nga lépp ba pare instant bii yow dangaa bëgg a connecter automatiquement c'est-à-dire yow xam nga mot de passe mais dangaa bëgg a connecter après da nga ñëw fi ñu bind la se connecter au réseau directement comme instant bii ñun dañoo bëgg a xam mot de passe bi après nag dama leen di wax ni leen mot de passe bi moo nekk mot de passe bu baax bi comme instant bii dañu copier comme mot de passe bi ñu koy copier suñ ko copier ba pare daal dem daal di essayer comme copier nañ ko ba pare nan la ñuy def dañuy dem daal di supprimer code bi nga xam ci nii moo nekk ci wifi bi essayer code bi ñu application bi jox ba xam ñoo bokk comme gis nga instant bi dañ koy dindi code wifi bi dañ koy dindi comme instant bi nañu bës oublier comme instant bi boo leen seetloo tamit wifi bi dañ koo masque c'est-à-dire wifi bi yow boo duggee ci kër gi doo xam ba xam kër gi am na wifi wala amul wifi lii tamit bu leen intéressé mën nañ koo def nan ngay def ba masque sa wifi c'est-à-dire yow sa wifi kenn du xam ne sa kër am na wifi loolu lu am solo la bu leen neexee wax leen ma ko ci commentaire yi dinañ ko répondre mais boo ñëwee fii ba pare fi ñu bindal la ajouter un réseau c'est-à-dire nga jël benn réseau foofu ngay daal di ñëw su fekkee dangaa bëgg a génne wifi bi nga xam ci ni dañ ko masque da ngay xam turu wifi bi te boo seetloo fii wax nañ ñu code wifi bi mooy lan nee nañ ñu code wifi bi moo nekk sama famille kon lii la ñuy tàppe sama famille lii la ñuy tàppe ci kaw ba pare comme instant bii dañuy tàppe sama famille tàppe ngeen ko ba pare ngeen def attention après boo ñëw ba fi ñu bind la sécurité da ngay tànn ba fi ñu bind la WPA flash yéen ma gën a xam après nga ñëwaat ba fiyaat comme ça ligne bi moo continuer ba léegi WPA2 tiré personnel foofu ngeen koy daal di def mais des fois personnel bi du ñëw mais yéenay comprendre ngeen xam ni WPA flash
WPA2 boobu la war a nekk. ñëw nga fi ba pare bind na la fii entrez votre mot de passe ñun copier nañ mot de passe ba pare. nan ngay def boo copier ba pare daanaka ñëpp xam nañ ko da ngay bës mooy daal di téye soo bësee téye nga bës coller c'est-à-dire nga def ko ci biir nga ci mot de passe bi comme instant bi pare nga foofu ba pare il suffit seulement nga bës enregistrer soo bësee enregistrer moom day recherché wu comme gis ngeen mi ngi nii connecté na gis ngeen astuce bu cool la te neex lool comme gis ngeen astuce bu cool te neex. beneen astuce bi ñu leen di wan moo nekk yow dangaa am sa benn xarit nga am yow nag bi sa xarit bi mu ñëwee yow xamoo code Wave bi te yow mënoo ko dugalal c'est-à-dire mënoo ko dugalal sa xarit boobu après yow te yow kiy dugal code beeg yooyu di ngeen a am problème du genre wala moom nekk fii et cetera yaa ma gën a xam daal lu mu mënti demee noonu sa xarit boobu daal di ñëw ci kër gi après moom amul code bi te moom dafa bëgg a connecté ci Wave bi te yow tamit xamoo code bi nga bëgg sa xarit boobu connecté ci yow te yow xamoo code bi loolu pour nga def ko moo la ñun wan pour ngeen seetaan ko et pour nga xam ko ma ne ñaan nga seetaan ba mu jeex ñu ne ñaan nga abonné ñu ngi leen di fàttali ngeen di abonné xam ngeen ni dañu bëgg ngeen abonné mais dañuy demaat ci vidéo bi seetaan leen ko mi ngi nii. suma gars comme gis ngeen téléphone bii ngeen di seen nii téléphone bii ngeen di seen bii moo bëgg a connecté ci Wave bi téléphone bii moom moo bëgg a connecté ci Wave bi te moom ba nga ñëwee bëggoo dugal ay mot de passe bëggoo dara bëggoo def dara da nga bëgg mu connecté automatiquement comme ngeen téléphone bi ñu téye nii bii nii ñu téye moo bëgg a connecté te man sama téléphone moo nekk nii ngeen di gis ci ginnaawam après téléphone bii ci ginnaaw nag moom moo bëgg a connecté ci Wave bi c'est-à-dire bii moo bëgg a connecté ci Wave bi et moom pour mu connecté ci Wave bi c'est-à-dire xool da ngay wàccee kii bi boo ko wàccee après ngay dem mooy fii dafa desee leer nag moo tax nga dem fii mooy fi ñu Wave bi ñëw nga ci Wave bi comme gis nga Wave baa ngi nii da ngay dem mooy ci QR bi ngeen daal di dem avant loolu nag moom day fekk moom mu am application bi nga xam ci ni moo nekk comme boobu comme bi ñu leen wanoon bi ngeen télécharge ci application ci Play Store après moom mu ñëw fii ñu defal QR su ko bësee lii la ko indi lii comme gis nga lii la ko indi lii la war a photo dafa desee leer comme gis nga photo nañ ko ba pare comme gis nga bañ ko photo ba pare lii la indi lii nii la indi comme lii la indi woon après la nga def da ngay bës fii ñu bind la connecté ngay daal di bës ko après da ngeen xaar es bi mu dugal affaire yi moom moo ko dugal automatiquement comme gis nga day connecté automatiquement comme gis ngeen day xaw a yéex mais day daal di connecté comme gis ngeen daanaka wan nañ leen lépp mais nag léegi dañ leen di wan su fekkee yow amoo comme ça QR bi doo télécharger application doo télécharger dara doo ko télécharger dañ lay wan boobu nan nga koy daal di defee boobu lañ leen di daal di wan pour loolu mën a ne dañ leen ñaan nga seetaan ko bii. ñu ko expliquer ci vidéo boobu nan ngay def ba boo amee code bi c'est-à-dire nga am code bi sa téléphone nga daal di génne mot de passe bi te boo génnee mot de passe bi yow di nga mën a am accès pour modifier ko même loolu taxuñoo jug sax mais dinañ leen ko wanaale mais dinañ ci revenir pour gën leen expliquer sa genre yooyu yéen a ma gën a xam mais tey dañ leen di wan nan ngay def ba xam code Wave bi carrément te doo télécharger benn application doo télécharger dara doo ko daal di télécharger loolu lañ leen bëgg a wan tey pour loolu mën a ne da ngay dem mooy Google Chrome ngay daal di dem après boo demee Google Chrome ba pare nan ngay def da ngay tàppe comme lii ngay daal di tàppe ñu leen di wax nag ngeen bañ a jum ci li ngeen di tàppe ndax boo leen ko tàppe wut nii doo leen gis liñ leen di wax après fii ngeen ñëw ngeen tàppe 192 point 168 point 1 point 1 tàppe nga lii ba pare dañ lay conseil nga bës ok bës nga ok ba pare fii lii la lay indil page bii la lay daal di indil
su fekkee da ngaa juum nag du la indil page bi moo tax dañ lay conseiller nga vérifier ko bu baax 192 point 168 point 1 comme ni ñu ko waxee noonu ngeen koy tàppee bu la ñëwee fii ba pare nag yow boo ñëwee fii ba pare nan ngay def comme gis nga fii ñu bindal la u sera mais bind nañ wi sera mais ba pare fii nan ngay def kon xamal ni nom d'utilisateur moo nekk yu sera mais yow su fekkee ñëw nga fekkoo fi dara dama lay conseiller nga njëkk a tàppee comme ça lii ma def nii comme lii lay deñ lii mooy deñ c'est-à-dire USER bi mooy deñ nga wàcc admin c'est-à-dire admin nga ci daal di wàcc boo wàccee admin ba pare nag na nga ñëwaat ba ci suufaatam nga ñëwaat ba ci fii mooy ci suuf si après nga tàppaat admin mu nekk ñaari admin su fekkee ñaari admin yi jàllut nan nga dama lay conseiller nga defaat beneen méthode mu nekk da ngay ñëw nga bind lii lépp c'est-à-dire wi sarat mais pépp ngay daal di bind soo ko bindee bu pare nga bindaat ci suuf wi sarat mais bu mu jeex tàkk c'est-à-dire ñaar yëpp nga def ko ñu daal di bokk même su fekkee boobu tamit jàllul dama lay conseiller wi sarat mais nga bàyyi ko noonu c'est-à-dire nga bind wi sarat mais après nga ñëw ba fii ci suuf nga bind admin yu bëri yooyu kase lay doon su fekkee modifié wuñ ko mais su fekkee dañ ko modifié moom doo mën a am accès ci foofu ndax ñoom dañuy bañ ñu koy mais ñu koy def seen wifi bariwul après boo ñëwee fii ba pare ñun suñ poste dañu ko changé ndax xam nga ne ñun duñ ko ci noonu yeneen ñu gën a xam du genre après nag boo ñëwee fii ba pare da ngay tàppe li ma leen wax mais ñun moom dañuy tàppe ak loolu du bokk ñun tàppe nañ dañuy tàppe ba pare da ngay def ni après nga bës s'identifier foofu ngay daal di bës yaa ngi seen soo bësee bu jàllee page bii la lay daal di indil fii nag mën ngaa xam nombre de personnes yu connecté ak nan ngay def ba dindi kenn koo xam ci ni muy connecté ci biir wifi bi nan ngay def ba retirer nan ngay def ba dugal nan ngay def ba et cetera yaa ma gën a xam yu bari man ko woo xam ak nan ngay def xam nga gars yi dañu dugg ci internet bi surtout xale yi di seetaan yi nga xam ci ni tegginawul yéen a ma gën a xam même léegi avec nouvelle kii bi rek yéen ñu gën a xam da nga am possibilité pour bloquer site yi nga xam ci ni baaxul c'est-à-dire site yi nga xam ci ni yéen ma gën a xam dañuy bañ a jaar ci tur yi yooyu di nga mën a am accès pour bloquer ko ba nga xam ci ni képp koo xam ci ni ñëw na ci internet bi rek di tàppee mooy genre yooyu yéen ma gën a xam bu ko tàppee du gis dara c'est-à-dire yow yaa ko bloqué xam nga loolu ku ñu ko wax sax doo gëm mais ça existe xam nga ne loolu astuce bu cool la nga bloqué site yi nga xam ci ni baaxul ndax xale yi moom mooy loolu daanaka rek mooy loolu yéen ñu gën a xam mais boo ñëwee fii ba pare dañ lay conseiller su fekkee yow da nga bëgg a xam mot de passe bi ngay connecté da nga ñëw ba fi ñu bindal la réseau local xaaj ñu xëcc ko mu gën a jege ñu zoom ko comme ñëw nga réseau local ba pare fii yëpp ay astuce la lépp ay bagages la te yëpp maîtriser nañ ko dis-le nous dans les commentaires si vous voulez qu'on améliore yéen ñu gën a xam après nga ñëw ba fii ñu bindal la WLAN foofu ngay daal di ñëw boo fi ñëwee pare comme fii gis nga bu indil la ñaari configuration globale WLAN fi mu bindal la configuration c'est-à-dire SSID du WLAN mais dañ leen di conseiller nga ñëw ci bii ngeen di daal di ñëw mooy bii moom ngeen daal di ñëw boo fi ñëwee ba pare comme gis nga dafa amoon benn problème moo taxoon dañ ko bësoon téye bu ñu ko bësee téye loolu nekk problème bi mais boo bësee configuration SSID du WLAN soo ko bësee automatiquement boo ñëwee da ngeen di gis true wifi bi
tout moo nekk nii après ñun mais loolu intéressé wuñu comme ça instant bii mi ngi nii gis nga mot de passe baa ngi nii day leer nañ te am nga accès pour modifier mot de passe bi amal nga cee def lépp loo xam ci nii rek neex na la comme instant bi war nañ leen mot de passe ba pare comme nanga xam nga ko nii après fii dañ koy résumer ndax su fekkee yow da nga bëgg a masque sa wifi ba képp koo xam ci ni dugg na c'est-à-dire dugg na sa kër du xam ba xam yow am nga wifi waaw wala déet loolu tamit bëgg nañ leen ko wan pour loolu mën a ne comme ça da ngay ñëw ba fii cacher le SSID boo ñëwee fii ngay bës allumer nga koy daal def boo ñëwee fii nga koy fekk mais danga koy def allumer soo ko defee allumer sa code kenn du ko mën a gis c'est-à-dire sa nom SSID kenn du ko mën a daal di gis après fii boo ñëwee fii yu am solo la mais dinañ ñëw ci yeneen vidéo yi lan lay porte su ma juumul moo nekk nan ngay def ba xam kan ak kan ñooy connecté sa wifi ak nan ngay def ba képp koo xam ci ni neexula nga daal di koy retirer ci wifi bi du genre nga tijje kenn kooku dem ba neexatula nga bëgg koo retirer ak nan ngay def ba nit suy connecté force man wala yow wala kee jox ko autorisation pour muy doo ko connecté ak nan ngay def ba xool kan ak kan ñuy pirate sa wifi ak nan ngay def ba xàmmee c'est-à-dire téléphone bi yu connecté sa kii ak nan ngay def ba tànn limite bi nga xam ci ni si ngay yemale personnes yuy connecté ci sa wifi loolu lépp xam naa ni dana bari mais on va y revenir ci liñ ci ñëwaat ci lu yàggul dara ñu ngi lay ñaan nag nga abonné like ndax danañu jàppale bu baax merci beaucoup jaajëf